centrale syndicale bi di CNTS FC am taxawaay ci réew mi li nemmeeku nag fan yi mooy front social bi gis nañ fu nekk gaa yaa ngi yëngatu ci wàllu liggéey gi mu mel ni da ngeen a déconfiné revendication yi. waaw jërëjëf Chérif maa ngi am mbégte di teew ci seen plateau bi gis naa ne Infos Matin ay dëgg-dëgg ay xalaat yu am solo ñoo fiy génn. Merci beaucoup. Déconfiné revendication yi jot na. ndax ñun syndicat dañoo baaxoo di wax ne bu jàmm amul revendication du am kon bu lu gàllankoor jàmm amee dañuy takk suñ digg pour loolu jóge fi. lu xew ba accord tacite bi dañ ak gouvernement bi. mbas mi la woon li ci ëpp mbas mi la mbas mi bi mu jotee centrale syndicale yi takk nañ seen digg taxaw ci xeex bi rawatina CNTS FC lamb nañ seen poos jël sol nañ seen dàll wax nañu ak liggéeykat yi pour que li ñu war a def ñu def ko pour mbas mi gaaw fii jóge parce que mbas mi ku mu mën di sonal liggéeykat yee ci jiitu looloo taxoon ñu nit ñoo ëpp intérêt pour mbas mi gaaw a jeex rax ca dolli dafa am ay xeetu liggéeykat yu nekk ci mbas mi muy liggéeykatu waa santé yi ñu sonnoon lool ci mbir mi jël seeni revendication tege ne jàkkaarloog mbas mi liggéeykatu éducation aussi même chose kon bu ñu demee ba mbir mi di gën a féex ak liggéey bu mucc ay biñ ci liggéey tey ci biir mbas mi bi ñu tegee revendication yi ci suuf warul woon nekk jamono ju nga xam ne dañuy bàyyi lépp ñoom ñi nga xam ne ñoo càmbar revendication yi dañ ci waroon taxaw balay mbas mi di jeex bala ñuy jógaat loolu nag mën naa wax ne bëri am na sooxe. ñi ñàkk seen liggéey dafa bëri ba am na message yu ñu fi jot sax bi xamee ni yow la ñuy invité am na ci ñoo xamante ne ñii. ci wàllu hôtel la ñuy liggéey nekk ci King Fahd yore ay syndicat bëgg ñu interpeller justement ci travailleurs yi nga xamante ne dañ leen a dàq. te teguñ ko fenn wala ñuy nekk en chômage technique te li nga xamante ni gouvernement bi waxoon na ko teg ko njaatige yi jëfewuñ ko. xam nga ñun bi ñu dajee ak chef de l'État ci affaire mbas mi. li suñ xel jëkk a jàpp mooy fexe ba xëy mi ñu aar ko fexe ba képp ku nga xam ne dem nga ba mënatoo garder say liggéeykat boo leen waree bàyyi ñu teg ko ci yoon teg ko ci condition muy chômage technique mu may ñu loolu ne chômage technique ku dem ba mënatoo garder say liggéeykat lu mu néew fay leen 70%. waaye am diir bu mu waxoon ne bu ci kenn dàq. loolu nag liggéeykat yi ak délégué du personnel yi ñoo koy évaluer diir boobu bu fekkee am na ñu ci dàq nañ ñu ko indil dinañ ci taxaw bu fekkee diir boobu am na ñu yóbbu chômage technique te méngoowul ak ordonnance bi nañ ñu ko indil dinañ ci taxaw waaye ba diir boobu jeexee ba tey terewul syndicat yi teg nañu yoon li nga xam ne moom la code du travail wax ci chômage technique chômage technique c'est encadré ku ko doxal ni ñu ko warul doxale dañ da war a yóbbu ci yoon syndicat yi dañ war a taxaw parce que King Fahd li nga xam ne moom laa xam ci dossier bi dafa mel ni dañ doon tànn ñiy dem chômage technique yoon daf ko réglementé. lan la ko waree dem non seulement réglementé Cheikh parce que li ñu koy dégg keroog rek Ngadiaga Ablaye Cissé mi ngi koy wax. d'abord waaw chômage technique li ñu koy dégg dafa bari expliqué ñu. chômage technique mooy bu employeur bi demee ba gis ne. ci activité am na lu ci sooxe lépp taxawul waaye lépp doxul te bu garder personnel bi yépp dina am gàllankoor ci fonctionnement entreprise bi mu waxtaan ak délégué yi pour am ñu mu bàyyi loolu dafa am fu ñu ko wéer yoon dafay wax ne boo dee dem chômage technique da ngay xool ñi nga xam ne ñoo gën a néew responsabilité sociale maanaam célibataires yi ñi amul soxna wala ñi am soxna te amaguñ doom ñi nga xam ne voilà ñi nga xam ne seen ancienneté demul noonu xam nga droit social dafa nekk droit bu positif ci liggéeykat ak ci responsable social donc yooyu yëpp dañ koy càmbar xool ñan ñoo war a dem parce que gis nañ fi ko mooy ñun daaxoon SMS ñu defoon fi kii bi ñoom yàgg nañ fa mais dañoo tee nañ ñoo xam ñoom ñoo leen fa jiitu mooy li ma la wax xam nga chômage technique bu amee da nga war a woo délégué yi d'abord ngeen waxtaan ci ñu teg ko ci li yoon wax. critère yu transparent mu am transparence loolu nag bu amul coow day bëri xëy na loolu moo am fu mel ni King Fahd ak feneen donc loolu mooy coow li ci wàllu chômage technique dafa am ay normes dafa am nuñ ko tëralee mais aussi dañu war a waxtaan ci salaire bi ñu war a fay
mais loolu pour mu am transparence dina am il faut que société bi wax ñu activités yi fan la sooxee ak recettes yi ni mu demee ci la ñuy mën a xam ñaata la ñuy fay ci chômage technique parce que chômage technique da ngay dem toog sa kër ñu lay fay. mais dinañ leen fay mais est-ce que duñ leen fay salaire bi ñu amoon. déedéet duñ leen fay plein salaire ça moom c'est sûr taux salaire bi ñu leen di fay justement dañ ko war a waxtaanee compte tenu ci situation économique entreprise bi muy traversé bay dem chômage technique noonu lañ koy waxtaan. te loolu yëpp c'est encadré. léegi xam nga ni Sénégal fii jàpp nañ ni xëyu ndaw yi xëy ci boppam daf fi jafe rawatina xëyu ndaw yi njiitu réew mi keroog rek mu joxe fi ay xibaar yu bari surtout ci wàllu xëy ba ñenn ñi sax jàpp ni lu ci ëpp ay boulot maanaam travail saisonnier la loolu est-ce que jàpp ngeen ni ay solutions yu efficace la ngir xeex chômage fii ci Sénégal. gis nga xëy bi dossier yu complexe la yu nga xam ne li ci aju dafa bari gis nga pour nga valeur du travail pour nga gën ko mën a xam li xew daf koy wone muy mbas mi ak décision yi ñu jël après événement yi parce que nguur gi boo ko xoolee élaboration politique yi mu doon def yépp dafa jëm ci intégrité territoriale effacer les inégalités fexe ba askan wi ñëpp bokk lépp mais loolu baax na mais li gën a baax mooy fexe ba askan wi yëpp di yëgu di liggéey donc li ëpp ci politique publique yi dañ ko accédé woon ci éradiquer les inégalités sociales intégrité territoriale infrastructure loolu kenn mënul wax ne baaxul waaye gis nañu ne am na rëq-rëq ci wàllu liggéey bi ñu war a jublu nag ci liggéeyu xale yi système la gis nga système éducatif bi dafa am contribution ci emploi li ñuy wax adéquation formation emploi dañoo war a teg ci suuf li nga xam ne moom la ñu colonisation bi jox xool fan la ñuy accéder suñ système ak ban demande sociale la réew mi am ak lan mooy priorité réew mi ci wàllu liggéey ak ci wàllu développement ñu accéder suñ système de formation ci loolu ñun yàgg nañu revendiquer adéquation formation emploi am na lu ci commencé def parce que c'est tey boo seetloo am na ay université thématique université mine université buy traité affaire mine université buy traité affaire pétrole université buy traité affaire agriculture loolu lu ñu war a consolider la mais bu njëkk ba amul woon loolu mooy joxe liggéey bi ci des moo di jàpp nañ ne liggéey yi am mais nañ ko consolider tout à fait. fu mel ni Diogo fu mel ni Eiffage Marine ak yeneen société surtout Forteza mais Forteza la fa xew dafa yéeme ay liggéeykat yu nga xam ne bi tiis wi dalee seen kaw dañoo takk seen ndigg te loolu dafa am lu ko waral parce que li ko jiitu mooy liggéeykat yi depuis 2015 dañu syndiqué ci syndicat pétrole seen njaatige lànk ne du leen ko nangul loolu violation bu grave la ba tax na tey jii bi lakk gi fayee ñëpp xam rôle bi ñu ci joué ñoom ñu yóbbu leen ñoom ñëpp chômage technique plus de 60 liggéeykat ñu ne leen da ngeen di dem toog te chômage technique bi waxtaane wuñu ko teguñu ko ci yoon comme ni ma ko waxee fii dañu xëy rek génne note de service loolu lu ko gën a irrégulier amul te loolu syndicat du pétrole ak CNTS/FC du ko seetaan il faut que ñu taxaw ci dossier boobu. mais ñëw rek génnee par exemple débloqué nangam ci wàllu milliard ne ko jagleel naa ko xeex chômage loolu est-ce que stratégie bu baax la. xam nga xaalis bu amee ñu war ko saytu ni ñu ko war a saytoo mun na jur lu baax parce que loolu mënuñu ko dàpp d'abord kuréel yi yëngu yépp ci wàllu xëy mi ak ci wàllu jàppale ndaw yi parce que état du recruter du joxe liggéey en dehors des fonctionnaires foofu rek lay recruter te foofu wax na li mu fiy def dinañ ko topp ba mu dëggal ko waaye état dafay créer condition yu nga xam ne nit ñi dinañ mën a am auto emploi dafay créer condition pour que secteur privé mën a recruter dafay créer condition ci système éducatif pour que nit ki bu génnee bu liggéeyee liggéey boobu bu génnee mën a liggéey donc créer aussi ay structure fu mel ni DER ak yeneen yi NPJ yooyu yëpp dañ ko war a càmbar consolider ko seet naka lañ leen di lëkkalee am na ñuy wax sax guichet unique parce que tamit su ku nekk toogee fi nga toog évaluer wuñ ko xamuñu lan lay def
mais mbir mi aussi dina sooxe donc xaalis boobu mu bëgg a génne dañoo bëgg waay bu ko génnee structure yi ñu koy jox ñu lëkkaloo am coordination pour que xëy mi gën a am mais lu ci seen responsabilité yéen centrale syndicale yi parce que Ablaye talaata def naa leen fi doon dénoncer tappale gi nemmeeku ci convention état employeur yéen yi nga xamante yéen a ngi siège ci kuréel yooyu yéen a fa war a teewal quand même liggéeykat yi ngir tappale geeg njuuj njaaj gi dakk xam nga convention état employeur fi rëq-rëq bi njëkk a am mooy dafa waroon tripartite foofu la rëq-rëq bi syndicat yi c'est vrai signé wuñu ko convention état employeur boobu voilà très bien foofu la rëq-rëq bi njëkk a am dafa waroon tripartite parce que bu ñu fàtte ne dañuy fonctionner ci tripartisme OIT nguur gi dafa teew liggéeykatu àdduna bi teew fi nguuru àdduna yëpp teew fa employeur yëpp teew fa ñuy waxtaan bay am ay normes di d'accord ci normes yooyu mosu leen ci dégg coow di waxtaanee ci yu bëri ne xëy mi war a doxee ci àdduna bi donc état employeur bu ñu ko dee def convention boobu convention bu baax la mais ñun amuñu ci benn participation amuñu ci benn coup d'œil xamuñu exactement la fay xew këyit bi rek lañ jot tripartite la waroon doon comme ça mu permettre ñun aussi ñuy sax émettre ay propositions parce que gis nga xëy mi bu ñu ko bëggee régler am na yu bëri yu ñu war a bàyyi xel artisanat bi ci ubbi garage mécanique am ñu ubbi institut supérieur de mécanique xale bi di jàng nekk étudiant nekk ci institut bi mais ñun jàpp nañ ne waroon na léeg-léeg mu am ñetti weer yu nga xam ne day dem ci garage mécanique bi nekk ci quartier bi rencontre boobu dina tax moom expérience am gën a renforcer wu mais moom dina am lu mu indil artisan bi moom étudiant bi ci wàllu théorie ci wàllu organisation du travail ak ci yu bëri bëri donc dama jàpp ne daal dinañ woote conseil présidentiel sur l'emploi mais yaakaar naa ne war nañ ko gën a xóotal pour aussi organisation syndicale yi ñu impliquer leen ci processus bi pour que ñu mën a def ay propositions mais également pour ñu mën a bàyyi xel ci li nga xam ne moom lay jur. mais Cheikh li fi nekk ci télé c'est-à-dire yoo xëy bis boo déggoon ay salariés am ay revendications yoo xam ne yéen yi ngeen di def sax peut-être ay caprice de riche ñoom revendication bi gën a terre à terre moom la ñuy bëgg mooy droit wu am rek syndicat te loolu Cheikh mais cas yi dafa bëri te lu ngeen ci jóg mel ni ki mënoo leen ci dara lan moo tax mënuñu li nga xam ne moo war ñu koy appliquer te pourtant am nañu ay organismes yoo xam ne war nañ ci contrôle inspection du travail mais ku ne xam na ni muy fonctionner wala boog ñàkk jumtukaay yi tax mënul doxal liggéeyam syndicat yi lan moo tax ngeen tële ci yenn revendication yi nga xam ne toujours day ñëw te mënoo leen ci dara parce que loolu moo fi nekk. très bien xam nga bokk na ci li ëpp suñu cahier de doléance fii ak juróomi at yi passé boo ko revisité bokk na ci ñuy revendiquer pour ñu jox administration du travail inspection yi les moyens qu'il faut. parce que gis nga administration du travail bu doxee ni mu war a doxee suñu liggéey dafay yomb parce que dañuy wàcc ñoom ci entreprise yi di xool ndax la fa xew jaadu na wala jaaduwul mais mënuñu ko seen équipement yi war a am pour que bu ñu leen indilee yenn coow yi ci biir entreprise moyen de contrôle yi mooy am ñu sax yoon mayu leen sax ñu teg daan entreprise dañuy constater rek liquider loolu wax dëgg yàlla problème la bokk na ci jafe-jafe yi boo seetloo également nguur gi souvent dañuy bàyyi yenn xeetu entrepreneur yi ñuy def lu leen neex boo xoolee fu mel ni phosphate de Dendori phosphate de Dendori liggéeykat yi toog nañ lu ëpp 6 mois amuñu salaire et pourtant mbir maa nga inspection man jàpp naa ne war na jóge sax inspection dem tribunal boo xoolee fu mel ni mine d'or yi foofu société internationale yi évolué foofu ak société nationale ya nga xam ne ñoo leen di jàppale dañu mel ni syndicat waxuñu ci dara waaye loolu moom réglé nañ ko parce que xar nañ suñu tànk tubéy ba liggéeykat yi war a am syndicat usine karo bi nekk si njaw si xam nga Twyford la foofu tamit coow li bari na trop Twyford ñoom dañoo mooy jàpp mooy sax waaw dañ leen jàppee ay jaam sax ñoom la yàggul gis nga multinationale asiatique yi ñooñu ñëw ëpp violation ça nag il faut que ñu wax ko mu leer
européens yi li ñuy doy waar ñoo tane multinationales asiatiques yi ñu ëpp violation donc li ñu waxoon nguur gi bi ñuy def ouverture bi ñu ubbi yenn zone industrielle yi yenn zone dañ leen waxoon na leen li ñuy signante ak multinationales asiatiques yi di yow na leer parce que ñooñu dañu bëri ay violation des droits xam nga jàppewuñu Cheikh mun nañoo wax condition de travail yi ci yenn usines yi Bangladesh wala feneen ak feneen doy na waar mais fii ci biir réew mi munoo wax parce que loolu mënuñ la ko nangul sax ci ne li nit ñuy liggéey dafa doy waar parce que loi wu Sénégal moo fiy dox moo très loolu lay wax moo tax sax nit installé wu fa mën a war a mën a teg Qatar wala waaye loolu lay wax gis nga man dama jàpp ne xaw ma yan convention moo lié ñi ñëw di investir Sénégal ak nguur gi mais dañ ci war a dugal respect strict du droit social sénégalais dañ ko ci war a dugal xaw ma ndax mi ngi ci wala déet lu mel noonu la doon développé gis nga ñun bi ñuy xeex pour ñu ubbi secteur pétrole ci nationaux yi dañu wax nguur gi ne ko képp ku ngeen di jox autorisation pour mu def transport hydrocarbure wala pour muy créer station service na bala ngeen koy jox na am tant d'emploi des emplois justes et justement rémunérés loolu bala ñuy autoriser kenn il faut que mu am loolu mais donc nguur gi investisseurs yi ñëw man jàpp naa ne war nañ leen di imposer le droit social parce que li may wax ci multinationales asiatiques yi c'est que boo demee Bangladesh ni ñuy liggéeyee fii Sénégal mënuñu ko nangu boo demee Chine ni ñuy liggéey fii Sénégal mënuñu ko nangu ñoom kon bu ñëwee fii di investir nañu respecter ce droit social loolu problème la ba tax na li xew ci usine boobu effectivement man jàpp naa ne ça découle de ça parce que mentalité xeetu investisseurs yooyu mooy loolu liggéey loolu nit ki nu mu leen neexee ak fu mu leen neexee exploité la parce que xam nañ ne tu es vulnérable. Chérif, dernière question avant ñuy dem. oui dañu ñëwaat ci événement yi ni ñu waxoon rek parce que yow comme yaa ngi ci syndicat ci mbirum pétrole Total ñoom it subiroon nañ fii perte yu bëri est-ce que gars yi jugaat nañ ginnaaw bi ñu daanu. ba tey des na parce que ci jamono waxoon nañ ci liñ ci war a wax pour attirer attention askan wi li Total représenté ci Sénégal parce que ñu bëri aussi da jàppoon ne rek Total lépp alalu France la te demeewul noonu parce que ñu nit xeex ba egsi fii pour que askanu Sénégal bénéficier wu ci pétrole bi ci activité pétrole ci multinationales yi du ñu nag aussi ñu yàqu parce que Total boo ko xoolee 30% capital Total sénégalais yi ñoo ko station service yi ngeen di gis amul dërëmu Total bu ci nekk en dehors matériel bi mu loué sénégalais mooy jël 50 millions wala 60 millions dem ubbi station ak boutique di liggéey contrat rek moo ko lié ak Total daf koy day jël produit essence mais même marchandise bi jëlewu ko Total xëy na feneen la koy jële donc kooku boo ñëwee toj lépp mais sénégalais nga yàqal bon léegi nag waxtaan nañ ci yu bëri ba ministre bi ñu ngi évaluer yàq gi ci biir station yi parce que naka la Total pour lii bañ a amaat Chérif, dernière question. pour lii bañ a amaat loolu nag mooy problème bi jàpp naa ne ñun travail de sensibilisation bi ñu waroon def nañu ko Merci beaucoup. waaye yi Total am na ci pàcc bu mu war a dox gis nga Rapidement, Chérif, on est rattrapé très par bien le temps. Total dafa am nu ñu koy waxee kii fondation xam nga fondation yooyu waroon nañ génn di defal askan wi bañ teg ci bët loolu waroon na am Très bien. fu mel ni Forteza également defaluñ dara fa ñu implanté wu dara Sociétal d'entreprise, c'est ça. Merci beaucoup jërëjëf Cheikh Diop nekkoon sunu invité ñu dem seetaan yi Allo Présidence la ñëwaat.